pour que le chef de l'État comprenne les enjeux, les motivations de la SAR aujourd'hui, en tout cas de la direction de la SAR, qu'aujourd'hui, Locafrique se bat pour protéger les intérêts du Sénégal dans cette affaire. Au moment où ceux qui sont censés défendre l'État sont en train de compromettre les intérêts de l'État du Sénégal. Cela est inacceptable. C'est de l'escroquerie et le chef de l'État doit le savoir. Le président Macky Sall est interpellé. Il doit comprendre les enjeux. Ce qu'on lui raconte, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a magouille, il y a escroquerie, il y a tromperie, il y a des commandes frauduleuses et illégales, il y a une tentative de recapitalisation dangereuse pour notre pays. Je crois que c'est ce que je voulais dire, parce que mes excellents confrères ont tout dit. Ouais, je peux enchaîner. Bon, après vous pouvez compléter aussi. Bon, li ngeen bëgg a wax tay mooy lu doy waar moo xew ci réew mi comme ni ngeen ko xamee ni ngeen ko déggee fan yi SAR Société africaine de raffinage moom la coow li topp coow li nag li ko waral mooy wuruj njaaxum randal jaxase naxaate pour lekk ay milliards looloo fa xew te ñu foog ne président Macky Sall yi xamu ko ndax buñ demee lañ koy wax ak li am du nekk benn tey loolu moo waral conférence de presse bi ni Locafrique contre état bi contre aussi bañul recapitalisation moo ñu yokk capital bi bañ gën a mën a am doole mais lu ñuy bañ mooy ñu am milliards yooyu ñu soxla fii ci suuf ci alalu SAR ñu bokk jéggaani feneen dina wuti ay milliards yoo xam ni suuf si ñu am rek nga xam ne SAR moo ko moom fi mu nekk nii ëpp na téeméeri milliards fu ñuy wutee ji ay juróom benn fukki milliards nga am téeméer dem nar ko lebi feneen loolu est-ce que xel mën na ko nangu ñii wax ñu naan léegi jooni ci tàng bi yow Locafrique boo fi bëggee toog da nga indi ñaar fukki milliards ak juróom benn ci tàng bi yow état du Sénégal war nga indi fanweeri milliards ak juróom benn waa loolu fu dugg fan la jëm c'est que ñii juróom fukki milliards ak juróom benn am nañ ko ci perte ci at bi passé rek waaw bu dee da ngay liggéey di perte juróom fukki milliards ak juróom benn ci benn at yow war na càmbar seet loolu nu mu mën a nekkee milliards yooyu fan la jaar mais xam nañ loolu yëpp càcc wuruj ay njaaxum ayu kenn xamul fu milliards yooyu nuñ ko yore ay bor léegi nag ñu yokk ci def benn commande ñaar téeméeri milliards gré à gré mooy yaa ma neex marché yaa ma neex yow laa koy jox ci conseil d'administration bi ko waroon a approuvé yëgul Locafrique da ngay xam ni actionnaire bu am solo la ci yore lu ëpp fanweer ak ñeent ci société bi yëgul tinul kon direction SAR day xool ay xaritam ni leen bon commandé naa 200 milliards léegi amul problème bon bu ko defee jox ko ci ay nangamu milliards commission mais affaire du sàcc la quoi loolu nag président aussi war na ko xam donc ñi fi nekk tey ci SAR nekk luñ fi état du Sénégal
nekk lu fi askan bi seen bopp ak seen poche lañ fi nekkal loolu nag la Locafrique di bañ dégg ngeen temps yi yëpp presque coow li bëri na ba tey jii am na même benn décision bu génn tribunal boo xam ni ñoom ñooñu defkati njaaxum yooyu ñoo oon Locafrique ci tribunal ni ko yow daal li ñuy wax abus de minorité yow dañoo bëgg a bloqué yow daal yow blocage gi fi nar a nekk ci ñun dañoo bëgg a yokk affaire yi yow da ngay saboté tribunal ni Locafrique li muy def yoon la ci yoon la nekk amul lu mu yàq amul loo xam ni day lor SAR amul lu mu bloqué li mu leen wax xel la mooy moom nee na bañu li ngeen bëgg mu ñu yokk capital bi mais li ñu yore fii ci xaalis ci suñ suuf bu ñu ko jaayee mais loolu doy na sëkk jaru ñu ne di ko jéggaani feneen kon kooku bloqué wul kenn kon yéen kay yéen a bëgg sàcc yi xam nañ leen léegi ñu bëggoon ñuy ubbil leen yoon bi ñu dem dugal ñeneen seeni xarit ñeneen mën a seddoo ay milliards ñeneen ndax Locafrique kat moo leen teree nelaw ndax njaaxo yi ñuy def àndu ci te moom mooy indi ay milliards fu ne di indi ay bateau fu ne pour que société bi di dox SAR di dox ay ati at moo tax SAR ba léegi di dox kooku tey ñu bëgg koo wor bëgg koo te waroon am temps yi nit ñi sax war na fekk mu am juróom fukk ak benn ci capital bi ndax loolu mooy loolu d'accordoon mais loolu yëpp fa lañ ko teg ki la taxoon SAR tëjul mooy Locafrique pour doon moom tëj na bu yàgg tey jii moo leen bëgg a wéq ñu ko abal ñu pour indi ay Nigérian ay ñeneen ñuy dégg xam fu ñu nar a jógee mais daal seen plan bii Sénégal taxu koo jóg doomu Sénégal taxu koo jóg société bu mel Locafrique nekk Sénégal jàppale leen di liggéey taxu leen a jóg te Locafrique ñi mi liggéeyal ba ay valeur ay 100 et quelques milliards 170 milliards ñooñu seen xel dafa war a dal ñu xam ne kii ku seqal liggéeykat la waaye SAR ni muy saboté ni muy doxalee ci banque yi ak ci ay doxalinam mais vraiment lii président lii da ngaa war a yónni ay nit ñu auditer SAR bala ñuy def benn action de recapitalisation ñu xool fu milliards yi dugg marché gré à gré bii bu ñu ko mënee annulé ñu annulé ko en tout cas du yoon muy jàll ndax maguy bu rëy la en tout cas loolu la ñu bëggoon a wax ndax insécurité bi juridique comme ni ko waxee c'est extrêmement grave et que loolu mën a delloo Sénégal ginnaaw mën a tax ñi bëggoon a jàppale Locafrique ak SAR daw mais ñoom nañ xam ni SAR moo jéewul net SAR moo def li mu war a def lépp lu indi lépp luy lu bon lépp luy wuruj SAR la lépp luy gàllankoor SAR la SAR daal vraiment mu ngi bëgg a salte nag. 170 milliards bi. waaw oui waaw de toute façon. 170 milliards bi nga sax waaw loolu moom dund fay dee fay ndax Locafrique liggéeyul pour di sànni ay 170 milliards ci àll bi na wóor xëy na sax loolu moo tax ñu indi yëfu di def yëfu dof yi ñuy def di dof doflu xam ni boobu ba léegi bu ñuy liggéey yàlla ak Locafrique la liggéey boobu alal jooju bateau yooyu pétrole boobu tax ñoom ñuy dund Locafrique dem na ba dugal ci 170 milliards ba léegi nag ñu ngi dof doflu mel ni Locafrique moom mosoo leen defal dara te bu du toon Locafrique dee nañ bu yàgg tëj nañ SAR 170 milliards yooyu am na ay avocats yu nekk Londres am na cour d'appel de Londres comme ni ko waxee ni ko Seydou Diagne waxee ñoom fa lañu war a fayee bor yi du fii loolu accord bu signé la tribunal bi nga xam ne moom mu am compétence foofu la kon dund fay dee fay kon nañ gaaw fay aussi boru jàmbur du tere nag Locafrique continuer di liggéey di leen jox bu ñàkkee jom nag ba di ko song ci tribunal du commerce gii it bu ko ñàkkal fayda bu boobaa nag Sénégal nañ xam ni ñii ñu ñàkk jom lañ président na xam ne ñi mu ko seqal waa SAR ñu ñàkk jom lañ sàcc lañ wurujkat lañu njaaxum luy dëgg la ñuy def
ba pare dem bu ko nax di ko wax dañoo xam ne dara du ci dëgg. président il faut nga ubbi sa bët loolu lay ñaan très respectueusement loolu Locafrique di ñaan Locafrique bañul ñu yokk capital bi mais sa gaa yooyu fa nekk il faut ñu càmbar li ñuy def sàcc rek lañ fa nekkee wuruj ak complot na ngeen audité seet leen balaa Londres sax di wax fii nii war nañu a seet balaa Londres di condamné pour ñu fay 170 milliards nañu seet fii milliards yi fu mu dugg su ma gaa yi kat seen dara satul seen dara leerul président yow la ñu déglu Sénégal gi yëpp yow la ñu déglu affaire bu garaaw garaaw la nekk affaire Locafrique bii Sénégal yëpp a koy xool kenn mënul comprendre yëfu dof yi nga xam ne moom la SAR di def ñëpp nee nañ xanaa direction SAR dañoo war a dem Fann hôpital Fann ñu seet leen mais ñi wéruñu mais yow yëpp bëgg a dugal Sénégal muy perte ay milliards chaque jour nga am valeur plus de 100 milliards di lebi 60 milliards te nga bëgg a yokk wuti ay 400 milliards di génnloo nit ñi fanweeri milliards juróom-benn état bi ñaar fukki milliards juróom-benn Locafrique nit bu amul nga abal ma yow Locafrique yaa ngi ko yore 170 milliards téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards naan ko ba ma joxul ñaar fukki milliards juróom-benn da ngay génn yow bala ngay laaj kay fayal boru jàmbur yow dañoo yore téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ëlbatu gi naan ma ba ma joxul 26 milliards tey da ngay daal di able non parce que da ngaa bëgg a dugal yeneen gan yeneen nit yoo xam ni ay Nigérian ak ñeneen ñuy tudd fu ne non président Macky Sall ñu ngi lay ñaan yow yaay borom réew mi li xew sa réew da ko war a xam nga càmbar SAR ci lii ñu la bëgg a dugal pour nga nangu ko da ngaa xamul nu mu demee mënoo xeex Locafrique doomu Sénégal bu am jom bu liggéey pour Sénégal pour dimbale ñeneen ñoo xam ne sa gars yi ñu leen bëgg a indi fii non 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 mënul nekk président da ngaa xamul nu mu demee rek moo tax ñu bëggoon nga xam ni mu demee ñi ngi ko séqal ay saay-saay lañ. C'est bien. C'est bon. Excellent. Non, c'est excellent. C'est bon, hein? Non, c'est très Tu as été exhaustif. Tu as tout dit. yokkal affaire saa bi kii total bi. yi ngi dem c'est dommage après nañ ko wax. après ñu jël one to one. après ñu def la version électronique bi progressivement. donc moo koy Khadim léegi. moi je suis très content. C'est bon. yónnee naa la version électronique bi yow. waaw yéen yow tamit yónnee naa la ko. Oui, oui, des questions, ouais, c'est... Non, c'est pas la peine. Mais ça dépend de vous. lu kooku Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Si vous n'en avez pas, c'est bon. Attendez, attendez. On va vous distribuer les documents. waaw dama nekkoon